asalaamaaleykum mbokki Pire TV ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne turam ak santam di nuyu waa réew mi di Sénégal di nuyu waa bitim réew tey di alxames yemook la 5 décembre 2024 ñu nekk ci wàccaayu gàmmu Pire gu rëy Pire Sénéxor di yemook samedi le 7 décembre ci wàccaay bi nag ñu ngi ci ak njaboot suñu maam Tafsir Abdou Cissé xam ni tey moo waral lépp tey ci wàccaayu gàmmu gi ñu nekk ci kenn ci njaboot gi di sëriñ Cheikh Tidiane Cissé mu am taxawaay ci ëttu maamam am taxawaay ci ëttu waajuram waaye am taxawaay ci mag ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon yore yan bi waaye wuutu ñu ràññee ci suñu waajur di sëñ Moustapha Cissé yal na yàlla yokk leeram taf nu ci barkeem ak rakkam ji nga xam ni fekk ñu ne ko di sëñ Mansour Cissé tey nag yàlla dogal kii di maam Abdou Cissé nekk fi xalifa maamam nekk ci xalifa waajuram feggoo ak wiif xalif sëriñ Maodo Cissé feggoo ak Cheikh Tidiane Cissé mu nekk lool koo xam ni cëral nañu ko ci bisu gàmm gi waaye cëral nañu ko ci lépp loo xam ne tey ci ëttu maamam ëttu waajuram kii di Cheikh Tidiane Cissé xam na ko ci bu baax a baax yàggul dara lépp ci lu mu nekk dina ci biir réew mi waaye dina nekk Amérique fan yi paase la ñibbisi ginnaaw bi nga xamee ni ba muy waaje dem Amérique xalifa bi amoon na joxoon na ko ndigal mu dem nemm ko ci njaboot gi waaye yàggu fa dara xalifa bi soxla ko ci wetam pour jàppale ci gàmmu Pire mu daal di jël ay bagaasam ñibbisiwaat ca fi ak gàmm gi di fi di nekk kii di Cheikh Tidiane Cissé day nekk ci kanam yi magam ñu uuf ko mu am taxawaay ci gàmm gi ñu ràññee ko bu baax ci li nga xam ne mooy guddi gàmm gi ak mboolem cérémonie bi waaye guddi gàmm gi la sasoon gàmmu Pire ci waxtaan bi di alxuraan ji nga xam ni ndaka jekk dañ koy dégg ci biir gàmm gi laata moo door kii di Cheikh Tidiane Cissé xàmmee nañ ko bu baax ci kàddoom mu nekk boroom alxuraan ju sell ju leer waaye ci kàllaama yoo xam ni buy tari alxuraan doo bëgg benn yoon mu bàyyi ndax li ñuy yëg ci xol yi ci ay maamam ci ay waajuram kon tey moom lañ jox kàddu gi mu présenté wu duggoo ñun lenn ci li nga xam ne moo war a Cissé ci Pire ak li nga xam ne tey moo sabab gàmm gi kon ñu bàyyi Cheikh Tidiane Cissé mu présenté wu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddin. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëñ Adama Mbow ñu ngi lay ziar bu baax di kontaan ci Pire TV ñi nga xam ne noonu la joxe yitte gàmmu gi ni ñu koy jëkk commencé woon depuis 1902 daanañ ci bind nag ci jamono yi sëñ Moustapha Cissé depuis amoon nañ benn magazine boo xam ni 2002 lañ ko defoon boobu maa ngi ci bindoon benn article bi nag ni mu ubbee ko mooy les organisateurs du Gamou. ñu wax ni l'idée du Gamou de Pire appelé à l'époque Gamou de Cissé waaw mu ko daan tuddee est née en 1902 à Tivaouane d'un commun accord entre deux grands érudits que sont El Hadji Malick Sy et Tafsir Abdou Birane Cissé. Deux grands aspects du Gamou retiennent notre attention.
Il s'agit premièrement de l'aspect culturel et ensuite de l'aspect organisationnel qui fait l'objet du sujet posé. Historiquement, l'aspect culturel du Gamou était marqué par la présence le jour à Pire, à côté de Tafsir Abdou Cissé, de talentueux lecteurs de Coran venant de différents coins du Sénégal, plus particulièrement du Saloum. Il récitait tous les livres saints par cœur en faisant des va-et-vient entre la mosquée et la maison de Tafsir Abdou Cissé. Après avoir rappelé aux fidèles les recommandations de Dieu et de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, PSL, Tafsir Abdou Cissé confie à son fils aîné Serigne Amadou Cissé depuis 1918 le soin de commenter la vie et l'œuvre de l'envoyé d'Allah, PSL, contenu dans un ouvrage intitulé Khilasu Zahab fi Sirati Khairul Arab, hors décanté, assisté dans cette tâche par de remarquables chanteurs parmi lesquels on peut citer Cheikh Diop Ndioba, El Hadji Mbaye Pathé Mbaye, El Hadji Mbaye Pathé Mbaye, Ibra Lo, Mbaye Fall dit Mbaye Aïta, et en 1937, El Hadji Seydou Wele, grand-père, prend le relève. El Hadji Seydou Wele prend la relève de ces talentueux chanteurs aux côtés de son père et aussi Serigne Amadou Cissé, sur instruction de Seydi Aboubakar Sy et d'El Hadji Mansour Sy, digne fils de Seydi El Hadji Malick Sy, qui, tous deux accordaient au Gamou de Pire une grande importance. Qu'en est-il pour l'aspect organisationnel du Gamou de Pire? Le Gamou de Pire était organisé au temps de Tafsir Abdou Cissé d'une manière plus ou moins simple, par de fervents disciples et fidèles de celui-ci, parmi lesquels il convient de citer Mam Abdou Yassine Ciss, imam et gendre de Tafsir Abdou Cissé. Amadou Anne, commerçant à Saint-Louis et grand-père maternel de Iba Mar Diop, ancien doyen de la faculté de médecine. Iba Diallo, gérant de l'établissement Vésia. Mokhtar Diop, Amdi Ndiaye, gérant de la maison FAO, cousin de El Hadji Babacar Mbeng. Ousmane Kane, commerçant, grand-père de Adja Abikan, vice-présidente de la fraternité musulmane, donc à l'époque. Donc, El Hadji Djibi Diagne, père de Adama Diagne, notable à Pire. Ibra Diop, gérant de l'établissement Barthes, qui est le grand-père de Madame Awo Diop, députée responsable politique, qui est à l'époque du Parti démocratique sénégalais, PDS. Par la suite, leurs enfants et leurs neveux derrière El Hadji Birane Cissé, plus connu sous le nom de El Hadji Cissé, fils de Tafsir Abdou Cissé, ont pris la relève. Il s'agit de Souleymane Diop, fils de Mokhtar Diop, Amadou Diallo, neveu de Amadou Anne. L'organisation du Gamou prend une allure beaucoup plus dynamique avec El Hadji Amadou Cissé, fils aîné de Tafsir Abdou Cissé, qui donna au Gamou de Pire, comme tout le monde l'a constaté, un grand éclat, lequel n'a cessé de se développer. Au fil des ans, il y a eu l'émergence d'autres cercles de fidèles, comme le groupe Bokk Jom de Pire, groupe Bokk Jom de Pire, groupe de jeunes soudés, et plus tard la fraternité musulmane de Pire. Parmi ses disciples dévoués au Gamou figurent El Hadji Moussa Mbeng, fils de Serigne Amadou Cissé, Serigne Mansour Cissé, Alioune Diop, père de El Hadji Diop, El Hadji Ndiaga Ndiaye, oncle Saliou Diong, Sidi Sow, Mam Samba Diaw, Daouda Diop, Hassan Diouf et Idrissa Tunkara. L'éclairage et la sonorisation du Gamou étaient assurés par Mangane de la Sénélec, Moustapha Ley et Thierno Ndiaye.
Njambey Mbay, responsable tente venant de Dakar. xam naa ni li ci des ñu wax ko rek ci olof comme liñ ko tënkee fii rek ci tubaab liñ ko waxee ci tubaab fii mooy que gàmmu Pire 1902 la juddu woon waaw 1902 à Tivaouane ci bi nga xamee sunu maam Cheikh Sidi Hadji Malick woote na ay mbokkam ay am di jàmmam ay taalibeem ak i xaritam yépp ci Tivaouane mu ni léegi dama bëgg bu gàmmu jotee daal ñun ñëpp ñu ñëwandoo Tivaouane gàmmoo fi ci ndaje ma nag sama maam Abdou Cissé mu fekke woon mbir ma daje ba bi ñu waxee pare mënu ko ah Malick man de kon xanaa kon bu bis ba dikkee ma woote gàmmu ci Pire boo ko defee comme ni nga xam ne noonu laa ko déggee ci sëñ Moustapha Cissé radiyallahu anhu mu ne su ko defee mag ñi nga xam ne mënuñu agsi Tiwaawan ak jigéen ñi xale yi nga xam ne mënuñu fee agsi ñu am ñu barkeelu ci bisu yonent bi kon daal mooy Tiwaawan léegi sëñ Abdou daan wax nee na moom moo biir wasin gàmmu Pire waaw gàmmu Pire noonu la juddoo alors bañ koy commencé nag ci commencement ba loolu nag bi ko sama maam waxee sunu maam Alaaji Malick kon nag entièrement d'accord waaw moo tax gàmmu Pire moom mooy ngénteel gàmmu Tiwaawan daal boo ko mënee gis waaw boo ñu gàmmu Tiwaawan ba ca kii ba moo tax bu ñu gàmmu Tiwaawan bari ñu bari du ñu ñibbi Tiwaawan la ñuy des ba semaine bi ñëw ba ñu ngénte Pire ba nag ñuy door a dem waaw ci nag mu daw ay siècle ay lu mat ay 70 ans 80 ans après finalement la am report waaw report bi sax yàggul noonu waaw ci yeneen i considération waaw yàlla ko bëggee noonu ndax seen góor gi daana wax naan gàmmu amul waxtu amul weer waaw gàmmu bis bu nekk la waaw bis bu nekk la nee na ku nodd gàmmu ku wax salaatu ala nabi gàmmu kon nag amul waxtu amul weer ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah nee na ana lan moo ëpp googu gàmmu góor gi daana ko wax radiyallahu taala anhu alors kon nag loolu moo tax alors ñu reporté ko nag ci jamono yi ci jamono sëñ Moustapha ci jamono yi bi nga xamee ne sama baay Alaaji Cissé boobu moo fa nekkoon xalifa ci waxtaanam ak sëñ Moustapha ci la d'accordoon nag pour ñu reporter gàmmu gi ci tukki yoo xam ni sëñ Moustapha daf ko amoon dans le monde islamique et surtout il paraît que c'était au sommet de Taïf que sa présence était nécessaire et capitale. Alors dans ce cas d'espèce maintenant le papa sunu papa ji radiyallahu anhu sunu baay Birane Cissé muy Alaaji Cissé bu Thiès ni ko nag xam naa ni li ñuy def daal mooy nañ ko reporter mu ne waaw mu ne entièrement d'accord waaw kon noonu loolu daal foofu la jógee woon mais gàmmu gi nag di dox nag di dem mais comme ni ñu ko waxee nii depuis 1918 ci la sama maam nag confié woon gàmmu gi sama papa nañ ko daan defee booba suñu mbokk Saalum dañu daan ñëw di bàgg diggante jàkk ji ak këram waaw bu cercle bi wàccee kaamil alxuraan beneen cercle ñëw wàccee beneen alxuraan beneen cercle ñëw wàccee beneen alxuraan loolu moo doon gàmmu Pire bu njëkk sama bàyyi yore ko booba ñu ngi ko doon defee ñun ba ñuy juddu ba muy xale bu tuuti booba ci jàkk ji lañ ko daan defee ci ay lampi colman bon léegi nag après ñu génne ko ci diggante kër Adama Diagne kër Baba Moustapha Diagne ak sunu kër mooy foofu ci nga gis noonu foofu ci niim gi foofu kii boobu waaw niim gi foofu lañ ko daan defee ba mu yàgg na ñu jëlee ko foofu mu xat ñu yóbbu ko foofu tey fi ñu koy defee tey jii loolu nag mooy dox di dox ba tey jii mu jaar ci sunu bàyyi màggate kii bàyyi Alaaji Cissé bàyyi Papa Lamine Cissé ba ci bàyyi màggat Cissé ñoom ñëpp ba mu ñëw ci xilaafa gi ñëw ci sëñ Moustapha Cissé radiyallahu anhu mu jóge fi sëñ Mansour jël ko ba tey jii nag xilaafa bi mu ngi nekk ci loxol maam Abdou Cissé son excellence moom mi nga xam ni sunu maam lañ ko tuddee waaw sunu bàyyi moo ko yar moo ko jàngal alxuraan bàyyi màggat tamit jàngal ko alxuraan mu nekkoon koo xam ni ku bàyyam yaakaaroon ci lu baree bari daan ko bindal maam Abdou daan ko bindal
neexoon baat lool nag waaw fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin loolu xam nañ ko ci moom moom mooy dox nag ba tey jii nii rek muy gën a law à chaque événement bu dikkee gouvernement bu fi mu nekk rek dina depuis Jean Collin ca jamonoy Léopold Sédar Senghor ba ci jamonoy Abdou Diouf passant par Ablaye Wade ba ci Macky Sall ba mu fi ñëwee yëpp ba ci notre nouveau gouvernement mais ñoom ñëpp kenn ku ne jox nga gàmmu pir gëdd rawatina nag sunu bos bi vraiment sunu gouvernement bi def nañ ci comme ni ko xalifa ba waxee ñoom ñëpp daan nañ ci def waaye ñi def nañ la ñee daan def ba ëppal waaw kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom it yàlla may leen kàttan ak xel mu sell xel mu rafet te moom la ñu amee yàlla dëgëral leen kàttan ba ñuy mën a yóbbu Sénégal ba fi nga xam ne moom la Sénégal yëpp bëgg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu laa ci amoon presque kon lu ma ci doon wax tey ji bii nag mooy 122e édition ñuy war koo màggal nag le 7 bi ñëw mooy samedi incha allahu taala ci cérémonie officielle bi après 19h bu ñu julee timis ba pare la bon bu ñu julee timis ba noppi 2 heures de temps la xalifa bi wax su ko defee bu ñu fa jógee nag day dem ca gàmmu ga te nee suñ fa demee nañu jël yonent bi rek teg ci taabal ji sallallahu alayhi wa sallam amul waxtaan amul dara lu lépp ci biir xilaasu zahab fii siirati xayril arab ci ni nga xam noonu la ko sunu maam Cheikh Sidi Hadji Malick tëggee te sunu bàyyi daan ko defee noonu Alaaji Mu Si radiyallahu taala anhu ci defen bu gën a rafet Sénégal gi yépp kenn ku nekk bëgg ngaa déglu dañ daan daw fu ne waa ñii jógee Bawol ñii jógee Saalum ñii jógee Ndar ñii jógee Dakar ngir rek fekk gàmmu Alaaji Mu Si ci prix mu rafet ma ak alxuraan ju neex ja radiyallahu taala anhu yàlla nañ ko yàlla fayal kon nag in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum wassalaamu aleykum wa rahmatullah waaw ñu tëj ko ci ñaan ko defee tamit ñu xam ni tamit sunu xalifa bi fi nekk tey muy Seydi Aboubacar Sy Al Mansour mooy bopp bi waaw ndax xadara bi xadara maamam la waaw ba tax na lépp lu fi def rek xalifa bi dina dem ba ci moom waxtaan ak moom ndax kër gi benn la kër Cheikh Sidi Hadji Malick radiyallahu taala anhu moom mooy kër maam Abdou Cissé rek benn kër la li keroog li sëñ Mansour waxoon benn bis mu ne sama mbubb mi est-ce que mën nañ koo xar ñaar ñu ne kenn mënu ko am mbubb kenn mënu ko kër maam Alaaji Malick ak kër maam Abdou Cissé nag mooy benn mbubb la kenn mënu ko benn tissu la kenn mënu koo xar ñaar kon nag noonu la demee di ko ñaanal yàlla sunu xalifa boobu tamit sunu mag yooyu yàlla may ko gudd fan ak wér ba dem sumb yi mu sumb yëpp ngir xadara bi ak tariqa bi ak mbokk gi juboo ak réew mi nekk ci dal yàlla ko yàlla defal ko tamit sunu xalifa ba nekk Touba di sunu mag di sëriñ Muntaxa moom it yàlla defal ko tawfiix jox ko gudd fan jox ko wér ba li mu liggéey ci lislaam bi yëpp yàlla motali ko li ñuy wax ni dañuy dem fu nekk ci àddina foo xam ne mosoo koo xalaat tey jullit yi am fa soxla loxoom dem na fa di leen toppatoo di leen dimbali ci lu fi sarra'i wa darra'i nag ci lu ñu xam ak lu ñu xamul kon nag moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla may ko gudd fan ak wér yàlla yàggal ko fi ak tamit xalif généraux yi yëpp yi nekk biir Sénégal yi nekk Kaolack ak yi nekk Njaasaan ak yi nekk Ceneba ak yi nekk ci Laayeen ak yi nekk Gonaas ak xulafaawu yëpp fépp fu diina ji nekk rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla gën leen taxawal gën leen a dëgëral te xam ne gàmmu gi nag gàmmu ñëpp la gàmmu xadara yëpp la waaw kon nag in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum wassalaamu aleykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا من كل أمر فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل عسر يسرا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر وشقاوة والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا كريم يا حنان يا ديان يا منان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين